kon bu ñu Aminata Mbengue Ndiaye depuis au sommet du parti waxee nu yéen socialiste de la commune de Gandon dem leen ngeen ànd ak la candidate de Benno Bokk Yaakaar désignée par le président Macky Sall defe naa kon amatuñu lu ñu siy wax li ñuy wax mooy ànd ak président Macky Sall. mani bi ka ña boobu première raison la li tax ñu opté ànd déglu leen bu baax suba nettali baay tax bi si gën a am solo mooy mag ñaa ngi nii toog xam nañu luy valeur suuf Saint-Louis va devenir une ville gazière Saint-Louis day am gaz ak zircon xonk nopp yi ñoo nga sa Europe bientôt dañu fi descendre ak seen jet ay privé bu ñu amul fayda bu ñu sàmmal suñu ndono bu ñu amul fayda bu ñu sàmmal suñu ay suuf ay esclave la ñu nekk te ma nekk conseil départemental xam tey Saint-Louis ndar mën na nit nee nañ dafa xat Saint-Louis a besoin de respirer te Saint-Louis fan la war a respirer ci commune Gandon on ne va pas accepter tout ce qui est mauvais à Saint-Louis on l'amène chez nous mooy centre d'enfouissement technique bi on ne va pas accepter tout ce qui est mauvais c'est à Saint-Louis on l'amène chez nous mooy seras bële am Fass mooy fi ñuy reyee nag yi da leen di xeeñal sax ñu yóbbu ko Fass on ne va plus accepter que lu bon Saint-Louis ñu indil ñu ko mooy lële sax ñu yóbbu si OUG nekk côté Gandiol kon bu ñu amee kilifa gu toy na madame le maire mu mban ñu kilifa di jigéen di leadership féminin pendant presque 7 ans mu incarné que dans cet arrondissement dans ce département dans cette région li ñuy mat mooy xam ni madame le maire mat nañu kilifa kon encore une fois madame le maire boo ñëwee tey Gandon daañ la dalal di la ñaanal te wax nu ñaari raison yii rek moo tax ñuy xaru di xeex pour les générations futures ñu xam ni madame le maire moo mën a garder suñu ay identité suñu ay. Je commence d'abord par dire à madame le maire que vous avez gagné le pari de la mobilisation. Ça montre que d'abord am nañu une victoire a priori. Man nag je suis le coordonnateur départemental de la coalition Osez l'avenir bu Aïssata Tall Sall ku ne xam na ni Aïssata Tall Sall c'est une femme brave ku xam ni ñëpp a ko naw ci liggéeyam waaye nag femme brave moo mën a joxoñ femme brave. La commune de Gandon dafa nekk commune boo xam ni au niveau national dafa nekk une commune phare parce que nag dafa nekk entre une grande commune qui est la commune de Saint-Louis commune de Saint-Louis nag bu naan amul fu mu nooyee man day en connaissance de cause du ma wax ni amul fu mu nooyee parce que l'intercommunalité am na l'intercommunalité ça nous permet ndax dana tax bu intercommunalité amee loo xam ni amul commune Gandon mu am commune Gandiol avec l'intercommunalité war na ni man teg ay jalons yoo xam ni mën nañ ci bénéfice te commune Gandon du lekk commune Gandiol noonu tamit la war man demee ni am fulla ak fayda bu day na commune Ndar kenn du ni di dund war na man dund c'est bon mais nag avec l'intercommunalité ni tekk avec un maire comme notre maire Khoudia Mbaye xam na nu ñuy defee intercommunalité kon nag bu ñu ko tegee incha allah intercommunalité boobu gagnant lay doon kenn du ko nax. xool leen ñi fi ne te di laaj mairie bi ban profil moo fi gën profil bii moo fi gën muy Adja Khoudia Mbaye profil yi si topp yëpp ay sondeel lañu duñu sax torche ay sondeel lañu projecteur baa nga nee mooy leeral su ngeen bëggee mu leer commune bi leer ñu leer ba xam fi ñu teg suñu tànk nañu ko jël mu leeral commune bi waaye ñi nga xam ne ay sondeel lañu bu leen taalee bu ngelaw ñëwee day fay. c'est esprit d'anticipation bi nga am depuis sa négociation ya depuis bi coalition yi tere tu es à l'avance parmi tous les candidats tu es à l'avance parmi tous les candidats investiture tu étais à l'avance parrainage tu es à l'avance keroog bi fi xalifa bi ñëwee tu es à l'avance mujj gi leader politique sax gisul leen dañu réer xalifa bi ñaanal na la chef de village yi ñaanal na la donc inch'Allah ni nga nekk à l'avance depuis le début tu seras à l'avance à la fin inch'Allah on sera avec vous. Je ne serai pas devant toi ni derrière toi, je serai à côté de toi jusqu'à la commune. Ensemble, nous allons développer la commune de Gandon. Inch'Allah, yàlla may ndam. fii ci comité électoral Gandon ñu def ma coordinateur Gandon Khoudia Mbaye boo tëddee nelawal 3 bureaux de vote yëpp da nga koy gañ inshallah kooku man maa la ko assuré bureau de vote 3 bureaux de vote moo am fii ci Gandon balaa ngay gañe fenn gañeel sa dëkk ba pare gañe sa dëkk moo wóor ku gañewul sa dëkk mënoo assuré dëkku keneen
ku daan Khoudia Mbaye daa gagné te gagné woo sa dëkk xamal ni yow loolu da nga ko fu wóor da ngay gagné sa dëkk ba pare doog a naan gagné naa commune bi. li ma gën a imprégné man moo di tax ma ànd ak Khoudia Mbaye mooy ci taxaw jël tubé bëgg a dugal ci ndar Khoudia Mbaye di xeex ak moom guddi di xeex ak moom bëccëg ba gagné 80% yi 20% yi des nag amatul fu mu ko jaarale mooy mudi tey waykat bi dafa ni su ma la bëggee jot mënuma la jot su ma la bëggee jàpp mënuma la jàpp damay seet ki la gën a jege mu jaare la fa kon tey xam ngeen li may wax junj doy na borom xel. jërëjëf junj doy na borom xel. jërëjëf mooy Adja Khoudia Mbaye tey dafa taxaw dara nekkatu ko ci bu dee teraanga am naka ba mu jeex waaye dafa ne yow moo di ñëw leen ngeen jàpp ëllëg yéenay future génération bi ñëw ëllëg xeex leen ma jàpp leen ba tubee ci taxaw pour jël tubé dugal ko ci ndar jël sunuy suuf jël sunuy fédération ëllëg ak sunuy dee du ma ko nangu tey du ma ko ànd ak ma ne ci am naa à 100%. te bu neexee yàlla li mu di wax ni bureau de vote yii ñu gagné woon bu neexee yàlla dana dellu si Khoudia Mbaye surtout waa Ndiébène Ndiébène socialiste yi ñoo ko daan gagné at bu nekk kenn mosu leen fa daaneel mais ren bu neexee yàlla bureau de vote yi fa nekk yëpp daan ko gagné fii lay commencé nag si Kandoo fii lay commencé ngay njaxeer tubi yëpp laa wax sax ba dem njëwdun ba dem raw madame la maire Khoudia victoire am nañ ko ba pare bu neexee yàlla daa ko jëlaat gañe woon nga ñu ñun ñëpp àndaar nañu ñëw jàppale la bu neexee yàlla daa gañe ñun suñu candidat damay repréciser ni Macky Sall tànnaluñu ko mais ñun ñoo ko tànnal suñu bopp ñun Benno Bokk Yaakaar bu Gandon les 8 partis yi fi nekkoon ñoom ñoo daje tànn madame Khoudia Mbaye ni ko yow dañu bëgg nga dem pour 2e mandat ci élection yi di ñëw Macky Sall fekk si ñu dëggal suñu choix boobu bu fekkonte ni suñu choix baaxul président de la République mën na ko dindi waaye xam na ni depuis Benno Bokk Yaakaar bi mu fi ñëwee ba léegi élection yëpp dañ ko gagné commune de Gandon daf ko gagné haut la main sous la conduite éclairée de madame le maire Khoudia Mbaye mooy wax ni coow li bare na candidat yi bare na Gandon 8 candidats ñoo fi am juróom-ñetti candidats ñoo fi nekk waaye candidat yi nga xam ni ñoo fi nekk di 8 ñun de kenn lañ ci seppi muy candidat Benno Bokk Yaakaar di madame Khoudia Mbaye. élection yi nag mën naa wax sax c'est pas des élections politiques ndax politique ku nekk yaa ngi xëcc sa boor man teg naa APR fee Birane teg na LD fee keneen teg na parti am fële lan la ñuy xeex intérêt général lan mooy intérêt général mooy Macky Sall président de la République mu ne Khoudia Mbaye sa gestion durant 7 ans dans la commune de Gandon doy na ma sëkk kon dan la fa tabaat nga xëccoowaat nekkaat maire Gandon ci biir loolu am ku jóge sa làng nga moom xanaa moom bu ko fekkoon Benno Bokk Yaakaar la bokk day ànd ci suwaawu Macky Sall waaye mu ni man li Macky Sall wax duma ci ànd dinaa andi sama candidat teg ko biir commune Gandon muy Mansour Faye su Benno Bokk Yaakaar ne waaw Mansour Faye Benno Bokk Yaakaar la bokk dafa waroon ni waaw te war fi andi ban fi andi beneen candidat fii kon loolu am na lu muy wund li muy wund nag mooy daf ñu bëgg a xeeb ñun waa commune Gandon daf ñuy yeb dafa bëgg a poqati ñëpp xam na ni LD parti bi la bu nga xamee ni liggéey rek la ñu xam poste bu leen jox ngeen liggéey ko te poste bi liggéey nga ko jërëjëf madame la maire mobilisation bi nga xam ne moom ngeen def tey damay wax yéen jigéen ñi parce que madame la maire seen naatangoo la tey su ma nekkoon jigéen damay ànd ak madame la maire fu mu taxaw ma taxaw fa fu mu tëdd ma tëdd fa parce que madame la maire rôle yaay lay joué day nampal day boot day tette day faj dafay jàppale askanam tey yéen ñëpp xam ngeen loolu mooy seen rôle te loolu mooy rôle madame la maire yéen jigéen ñi xam ngeen ni leen liggéey rek ngeen xam jigéen du këpp kees jigéen luñ ko jox ci versement yi muy tontine muy leneen mu sàmm ko jigéen mooy sàmm këram madame la maire noonu lay sàmme sunu alal noonu lay sàmme commune bu Gandon. Macky Sall
moo jël récépissé Benno Bokk Yaakaar jox ko Khoudia Mbaye lu tax mu jox ko ay réalisation moo tax ak wóolu ko moo tax mu jox ko bu ko wóoluwul woon du ko jox fa parce que bu ngeen xoolee am na yeneen maire yu fi nekkoon yor liste Benno Bokk Yaakaar mais Macky Sall bu leen jox leen liste Benno Bokk Yaakaar di fekk nag mu jox ko Khoudia Mbaye nii joxaat ko liste Benno Bokk Yaakaar liggéeyam la wóolu rafetlu ko moo tax mu jox ko mais li siy ñuul nag ku nekk xam ne ni Macky Sall bu doon sagom tey Benno Bokk Yaakaar bi mooy gañ si commune yëpp ba suñu commune bi dend ñun ni commune Saint-Louis bii mais mënuñu concevoir ku mel na maire Saint-Louis bokk Benno Bokk Yaakaar bëgg Benno Bokk Yaakaar gañe Saint-Louis ba pare bëgg Benno Bokk Yaakaar gañe Gànnaar loolu mu ngi bëgg benn mbir bëgg son contraire loolu mënul nekk loolu bu amee rek war ngeen xam y a quelque chose parce que am na lu nga xam ne lii dafa nekk si commune Gànnaar muy suñuy richesse Khoudia Mbaye dañu ko gardeel loolu rek war na jar tax ñu foteel Khoudia Mbaye ku mu neex tey mën nga ni doyalu ma waaye Khoudia Mbaye deful ma dara kenn du ko fi wax. ndokkale laa lay wax ndokkale parce que la victoire est acquise ndokkale parce que gagné nañu élection bi incha allah dama ni xam nga nit lu mu am yàlla de moo yor kenn werante wu ko waaye nit njaay nit ku nite war na am gis-gis war na am yaakaar te ko am gis-gis tuuti am yaakaar di nga yaakaar ni incha allah madame le maire dana gagné élection yi di ñëw. kii président tànn moo leen doy ñu ànd ak moom ngir sauver seen suuf waaw yàlla nag man mi ànd ak président Macky te mu tànn ka koo koy j'ai pas droit à l'erreur raison pour laquelle ñu ànd ak moom mi président tànn te ma dégg ñu jege président ne moom de président moo ne kii li mu géré yàqu fa dara ñu ko jegee lool sax lool yàqul li may wax ni ku ko jegee mu ne ma ah le président a choisi parce que yàqul dara donc loolu rek doy na ndam donc madame le maire damay ne nañu gën a góorgóorlu rek comme ni ko ñenn ñi waxee politique moom politique la tudd amul nu mu melul confiance doo wóor lu dul dernier jour bi fu ñu war a dem nañ fa dem à temps nañu waxtaan ak xale yi ndaw yi expliquer leen seen njëriñ parce que wax nañ ko yow nekkoo fi pour sa njëriñ bopp wala pour say njëriñ mbokk waaye dañ fi nekk pour ñëpp pour defar pour défendre aussi. am ay nit sax jafewul waaye boo bâché ba pare am ay nit xoolaatal say nit waaye gis naa fi ay bâche yi nga xam ne ñekk a feesal duñu voté ay xale mbuujaa mbuuj lañu ma gis fi ay bâche yi nga xam ne boo gisee seeni borom xam ne ñii sax duñu voté parce que xamuñu ko ma gis fi ay bâche mu am ay nit waaye amuñu qualité bi ngeen am qualité bâche bii sow ak penku bët gaar ak gànnaar li fi ne macha allah mooy tey rek la ñuy dajale les 56 villages de la commune de Gandon meeting d'ouverture bu tey passé des nañ beneen meeting à Raw des nañ beneen meeting à Sanar waaye li ci des yëpp si zone yi la ñuy dem kon tey les 56 villages yëpp a ngi fi ku wax dara ci madame le maire li nga xam lu yàq der la ne leen que bis bu ñu takkee micro yi naka wax ñu fekkee ko man de mën naa leen waatal ci wàllu administration ci wàllu njiit ki ñu jiital deful luñ koy wax muy rusloo njabootam maa ko mën a waat te ñun ñi mu fi bàyyi dafa ñoo bàyyee li nga xam ne nag bàyyi wuñ ñu def lu ñu neex te wóor nañu ne Ibrahima Ba wax na ko defuñu lu ñu neex yoon kese lañ fi def ku wax ne Khalilou Ba luubal na ku wax ne Khalilou Ba sàcc na ku wax ne Khalilou Ba jël na sama alal ne leen ko maa wax ne day kàcc ku ko weddi comme takk nañ micro yi dëkk boo dem na nga ko wax naa la weddi. lii ngeen ma defal de neex na ma mënatuma leen fay ndax kaay ñu fal la nga jiite ñu ba pare ngeen ñëw toog fii ci 4 heures ba tey ba muy tàng ba bi muy sedd aw ma seen fay
ñoom xarjata ña fale seen naa leen maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp di leen sant dëkk bu ngeen mën a jóge rek gërëm naa leen kontaan naa ci nii ngeen fi ñëwee tey taxawe ko fii mu xam ne kenn joxu leen t-shirt kenn joxu leen 2000 kenn joxu leen mbubb da ngeen ñëw rek ci yéen gëm ngeen ne seen gox bi am nañu ko mën a liggéey ñu nga xam ne bu ngeen ci teggee seen loxo da ngeen koy dóor ci ëkk ngeen wax ni kon fii ngeen di ñëw daa ngeen gis ci ay t-shirt ak banderole ñu def ci 56 villages lañ ca jublu mooy ñu xamal ñi ñu jàkkaarlool ni leen ñun dañ leen bàyyeelul benn village juróom fukk yëpp ak juróom benn la ñu teg suñu loxo ndax nag yéen a ñu ko jox da ngeen ñu jox seen loxo ñu jox leen suñu bos ñu jàppante fas yéene way di liggéey gis ku leen doxal seen i këyit ngeen dox ko dem bu ngeen amee seen suuf yéenay xool ku ngeen gis ku leen doy ngeen waxtaan ak moom lanu ca am mooy tegal leen fii commission rek bu ngeen ñëwee ñu saytul leen ba xam ndax kenn nekkul di jaar seen kaw ndax kenn nekkul di leen nax waaye ñun lu ngeen am dañ koy bàyyeeg yéen parce que ñun ak yéen ñoo bokk ñoo ànd kon ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi ci suñu liste bii ànd ak ñun nañu xam ne ñoo bokk lépp population yi nañu xam ne tey jii fi ñu doon wax naan fi sooy bu doon wax 3 marigot naan foofa dugal nañ fa ndox dugal fa yoon dugal fa courant da ngeen di xam ne ñooña amuñu woon benn conseiller ci commune bi waaye man ak sama équipe dañu ni woon gox bu nga xam ne amul conseiller rek ñun danañu nekk sa conseiller dinañu surveiller say intérêt parce que loolu moo taxoon ñu ñëw ni dañu bëgg jox leen ñu maire bi ñu essayé ma daan wax booba naan ceebu jën kan mu ca dëkk bu ngeen ceebu jënee ba mu yàgg soppi leen cin yéen ba ngeen soppee cin am na lu ngeen gis wala waaw kon man dama fekk suuf si di ñu koy saax-saaxee 5000 hectares de terre ñu joxe ko ñu ñëw nangu ko delloo ko ci askan wi boobaak léegi li ñuy joxe bu matee ñaari junni ca la yam kon te ñun duñu ko joxe ci ku ñu neex ñu jox la dañ koy joxe ci waa dëkk ba ñooy gis ku leen doy ñu ànd ak ñoom ñëw ñu waxtaan ñu jox leen di leen gërëme loolu di leen ko sante daan wax ne nit moom mën na wax ne Khoudia Mbaye dafa ñuul dafa ñaaw neexuma wala dafa soof Khalilou Ba dafa am cukkel Ibrahima Ba dafa day takk appareil ku mu neex nga wax loolu waaye Khoudia Mbaye Ibrahima Ba Khalilou Ba équipe bi defuñu fi dara kenn du ko wax gor du ko wax jullit du ko wax bu ko defee nag xanaa bu ñu leen joxee ndékki jox leen añ bu ñu leen ne daa ngeen reer war ngeen ñu gëm dama bëgg comme ni ma ko daan defee 2014 du mën a nekk ndax booba 4 candidats rek laa amoon jàkkaarloog ñoom bu teyee ma tudd sama nijaay man yàgg na fi yóbbu leen ko à la traite moom ñoom Jibi Mbaye bu subaa ma tudd Jibi Jaay sama goro ni leen bu leen ko may gannaaw suba ma tudd sama beneen càmmiñ ci dëkk bi ni bu leen ko may leen tey nag dañoo bari mënumaa wax loolu liggéey nañu affaire bi ba mu rafet neex ñépp bëgg ko ñoom ñu soobu waaye basi góor a koy bay basi góor a koy bay jigéen a koy bojj ku dëkk ci joor gi seen ndox mi muy dem nga gis ñu soobu waa Sànnaar yi soobu nga ñëw soobu da nga fay diig de da nga fay diig kon ñooñu di wut te bu ma leen tuddee ngeen xam ne duñu leen fi toogal am na ci ku nga xam ne moom daf ma dëkkoon sax 2014 ba ñu wàññee xob yi mu am ñetti xob ma am ñeent fukk ak ñett kooku moom xam nga bu ñëwee taxaw ne bëgg na dafa ami oto rek ak bëgg doxantu waaye xam ngeen ni fii nag ne kekk la kekk xam ngeen kekk nen du fi bon rek ko defee nag yéen ñi nga
xam ne bëgg ngeen dara bëggal ngeen seen gox dara te bëgg ngeen suñu suuf bi ñoŋ bëgg ngeen nit ku am fula am fayda takku taxaw waaw ku bëgg loolu nag xam nga fi ngay rang ku yéegul daal daanaka dañuy wax ni perte nga rek saxaar gaa ngi romb nag kon gaa ñi yéeg leen lang leen ñu yóbbu leen 23 janvier 2022 ñu wàññi xob yi daal di gagné ñu ni Benno Bokk Yaakaar bi Macky Sall tànn boobu moo génn première bu ko defee ñu ni kaka topp nag seenul sax pëndam du dëgg Macky Sall kat daf ma sagal Macky Sall bi ngeen ma tànnee ba pare dafa xool moom it tànn Macky Sall defe naa ni bu ñu nee Sénégal yëpp moo fi gën a renseigné ñu war ko gëm mu def li mu def ndax am fu mu ko yaakaare na mu defoon ci législative 2017 yi bu ko defee nga xam ne ñetti ambulance am commune yu nga xam ne ci Sénégal ba léegi ñu ngi wër ambulance te amaguñu ko bu ma ca amee ñett ñu naan 4x4 médicalisé ndax gannus bi dañuy xam ne état jàpp na ci bu ñu fi wàññee ay mètre goudron dañuy xam ne état jàpp na ci am na yeneen yu bare ñu koy dox fii état moo ciy jàpp ñu di ko dox gannaaw ëllëg incha allah tali bii jóge màkk fii Gandon jëm màkk Tubé dañ ko nar a goudronné loolu état moo koy def te programme goudron Macky Sall moo koy lijjanti ci table conseil des ministres kon keneen ku ñëw ku leen ko dig nax na leen te man nag damaa jomb naxaate damaa jomb naxe ndax damaa gëm yàlla te xam ne bés dana am dee am dekki am layi am bu boobaa man damaa xaw a ragal lu ma fa bëgg a yàgg bu ko defee nag am na lu nga xam ne dama koy rus dama koy jomb ñii ma àndal di ma jombale yàlla nañu yàlla boole sàmm boole ñu eggale ak ndam seddu guy lu yaatu lu nga xam ne ñun ñii ñëpp dinañ ko am ba suñuy jàkkaarloo sax du ma bëgg wax samay noonu waaye suñuy jàkkaarloo sax dinañu seddle ci suñu ndam li yal na ko yàlla def jërë ngeen jëf te ngeen baal ma am merci beaucoup